yéen Cambérène am ngeen bidaayam diine yéen ñi ñu naa sigil isaa file sant leen yéen waa Cambérène am ngeen bidaayam diine yéen la ñu naan sigil isaa file alhamdulillah man ñu naan sigil isaa ginnaaw bi ñuy sant yàlla julli si yonent bi Seydina Limaamu Laay alayhi salaatu wasalaam ñu ngi ziar sunu xalif Chérif Abdoulaye Thiaw Lahi di ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu sàmmal ñu ko sàmm njaboot gi yëpp si kaw suuf tey nag ñi ngi taxaw fii si jàmmale Maam Seydi si Cambérène fas yéene def benn remise de don boo xam ne sunu benn frère sunu rakk sunu doom bu nekk États-Unis moo ko jox dëkk bi si turu Ablaye Ndiong mu jàllale ko si comité local de lutte contre le Covid-19 mu nekk don boo xam ne tey toll na si 500 masques ñu ngi fi taxaw nag ak le président de la commission communication ak sensibilisation muy Sidi Karchi Fall mu ànd si ak Seydina Magnol Ndiaye bi nga xam ne moo nekk si pôle finance ànd si tamit ak Seydina Kane bi nekk si pôle médical bi ànd si ak Yaya Sarr bi nga xam ne moom mu ngi si relais communautaire ak bàjjenu gox yi ki nga xam ne nag moom lay mujjee muy Abdoulaye Ndiong nekk ki nga xam ne don yi si moom la si loxoom la jaar mu war ko jébal comité bi ñuy xamal mbooloo mi ak askan bi que moom dafa bokk aussi si commission scientifique di def liggéey bi si commission finance di def liggéey bi am solo donc ñu ngi koy jébal kaddu gi moom Abdoulaye Ndiong Biglaay. waaw jërëjëf Doudou di wax bisimilahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala rasulillah seydina imaamulahi almahdi muntaza alayhi salaatu wasalaam di rafetlu jotaay bi di ñaan yàlla nag yàlla boole si jotaay ya mu nangu comme ni ko Doudou waxee rek ñoo ngi nii gis ngeen xabru bi nekk sunu ginnaaw di xabru yonent yàlla Isa ibnu Mariam di soppee ki nga xam ni moom moo waral ñu taxaw fii tey di Mr N di doomu Cambérène nekk ba États-Unis contacté woon ma via benn article bu ma defoon ci Facebook bi daal may yónnee 100 000 ni ma loolu maa ko participé ci ay masque mu jëm ci waa dëkk bi loolu nag bi ma ko joxee mu woowaat ma téléphone WhatsApp ni ma noo ko séddale ak noo ko doxalee baax na man nag comme que du ma def la nga xam ne du ma woo ay kilifa waxtaan si ak ñoom si laa woo ña nga xam ne mën naa leen citer sax ñoo ngi si jotaay bi muy Doudou Sarr Ndoye mu baax mi ak président comité bi di tonton Sidi Karchi Fall ñoom ñëpp bi ma leen waxee ni dama xalaat ni bëgguma def benn action bu parallèle ba nga xam ne comité bi tàmbali na ko si dëkk bi ñoom ñu rafetlu loolu moo tax tey ma ñëw fii di ko jébal 500 masques yi nga xam ni moom la Mr N jox nu depuis États-Unis masques yi nag moo nekk nii ma jébbal leen ko dafa nag 400 yi nga xam ni pour mag ñi la mu defar yeneen 100 yi nga xam ni pour ndaw ñi la kon Mr N li nga joxe woon agsi na fa nga ko bëgg woon ñoo ngi lay sant di la gërëm di ñaan yàlla na yàlla yokk sa xéwal ak sa sutura di ñaan aussi sunu yeneen frères yi nga xam ne ñoo ngi si diaspora bi ñoom aussi ñu gën a dugal seen loxo si mbir mu mel nii may profité waale si occasion bi aussi di jox symboliquement 75 000 francs yi ma yor sama loxo ku ñuy wax monsieur Niang ñu gën ko xamee si Elmat mu yor benn groupe WhatsApp ba nga xam ni bu am solo la bu ay kilifa yu dëkk bi yëpp nekk daanaka ñi ma taxawal ñu bari ñoo ngi si groupe WhatsApp boobu ñoom monsieur le maire ñëpp a ngi si mu lancé woon si benn téléthon pour jàppale comité local de lutte contre le Covid-19 bi vraiment en 4 jours ñoom ñoo réunir 75 000 francs yi boo leen gisee nag xaalis bi nekk sama loxo moom sama numéro Orange Money la joxe woon moo tax xaalis bi doon jaar si man bi ma ko retiré nag démb laa ko laaj mu jox mu feu vert ni ma comme man mii di wax ak yéen si comité finance bi laa bokk bu comité de local de lutte bi mun ma yow mun nga ko jël nga teg ko si loxo président comité bi kon président Elmat mu ngi noonu moo teg loolu ak ñamu àndal si kii boobu ñoo ngi leen gërëm di leen sant wasalaatu wasalaamu ala rasulillah. voilà jërëjëf Abdoulaye Ndiong
di ñaanal aussi sunu frère bi nekk États-Unis muy Endo Mr N geste bi mu def geste citoyen la nekk na bitim réew wante xam na ne am na lu mu bàyyi ginnaawam donc ñu ngi koy sant di ko gërëm di jël kàddu gi di ko jox le président Sidi Kachif Fall bi nga xam ne moom mooy président pôle communication et sensibilisation. jërëjëf Doudou Sarr ginnaaw bi ñu sante yàlla julli si yonentam bi Seydina Imamullah di ñaanal Baye Ablaye xalif général yàlla bàyyil ñu ko fi mu yàgg fi lool ànd ak wér. ñun nag comité local bi nga xamante ni moom la ñu def te def naa ni dëkk bi yëpp ku nekk am nga ñun ci bu Cambérène bi ñuy yëngu dañ ko organiser kër def ci ay pôle bu nekk am ku ko diriger fii nag pôle communication la parce que fi mu nekk nii sax dañuy wàññi pour mën a dem Cambérène extension ci benn quartier bu ñuy wax quartier Dalal Jàmm pour continuer fa suñ sensibilisation opération bi nag dafa nécessiter ay moyens ba tax na ñëpp ñi nga xamante ni ñu ngi soutenir mouvement bi du ñu mën lu dul gërëm leen sant leen di leen wax ni kontaan nañ trop ci ñoom képp ka nga xamante ni am nga loo yéene comité bi ñu ngi lay ñaan nga ut contact mu contacter comité bi comme ça Sibori pharmacien docteur Sibori moom mooy le trésorier général donc ku ko contacter loo ko jox dina agsi ci comité bi kon ñu wax leen ni rek soxla nañ ko lool ndax situation bi fi mu toll dafa laaj ay moyens cérémonie bi ñu rassemblé nag tey vraiment ñu kontaan ci lool ndax ku la jox masque yu toll nii mu ngi jàppale comité te ku jàppale comité bi dëkk bi nga jàppale kon suñu mbokk mi nga xam ni moo nekk États-Unis def lii jox ko Big Laye mu jaar ci moom agsi si ñun ñu ngi koy gërëm di ko sant di ñaan yàlla dolli ko kattanal moom ak ñi nga xam ne ñoom la nekkal foofu. ci téléthon bi Elmat dañ koy gërëm di ko sant parce que ñun li muy def ci dëkk bi gis nañ ko daanaka problème mu dëkk bi yëpp wala li fi nit ñi war a def ci groupe WhatsApp am boobu mu ngi ko siy jàllale. man mii di wax ak yéen jaar naa ci ak ñeneen médecin chef bi jaar na si le maire ñëpp ñu ngi jaar ci émission boobu te problème mu dëkk bi dong la ciy wax bu demee nag ba xalaat aussi def téléthon ba am xaalis bu am solo bi mu récupéré ko si jox ko comité bi dañ koy ñaanal fu mu bëgg a àgg yàlla àggale ko fa vraiment gërëm nañ ko sant nañ ko te mu ngi def la nga xamante ni ci liy développé Cambérène loolu ci la bokk loolu daal laa amoon di leen ko wax ci turu comité bi nag ñu leen di gërëm bu baax a baax comité bi le maire mooy le président mais pôle bu nekk am na un responsable bu dee pôle médical bi médecin chef Cheikh Sadibou Diop moom moo ko jiite pôle finance bi docteur Sibori Diop am na pôle social assistante sociale bi moo ko géré am na pôle bu ñuy wax suivi évaluation docteur Mamadou docteur Wade moom moo ko géré donc noonu la kii bi tëddee tant que nag problème baa ngi ci dëkk bi incha allah ñun ñu ànd ak Croix-Rouge ak bàjjenu gox yi ak relais yu Cambérène continuer aussi di waxtaan ak njaboot gi pour fexe ba mbas mi du dugg ci dëkk bi loolu daal ci lañ nekk di ci taxaw te dinañ ci xar suñu tànk tubéy ak képp ka nga xamee nag mën nga ñu si jàppale Doudou loolu laa si amoon lu ma ci wax jërëjëf. Voilà président yaakaar naa ne vous avez tout dit kon ñi ngi gën a ñaanal suñu mbokk yi nekk si bitim réew di bàyyi xel dëkk bi geste bi nga xam ne moom la Mr N def ñi ngi koy ñaanal tamit si turu comité bi yëpp di joxe dig dage beneen yoon incha allah rabbi merci. kon xabroom ba doy na leen ab ñaanukaay billaay lu ngeen fa ñaan alhamdulilah di ngeen kaam billaay waaw xabroom ba doy na leen ab ñaanukaayam lu ngeen fa ñaan di ngeen ko am walaaye lu ngeen fa ñaan
tàng walaaye lu ngeen fa naan di ngeen baam walaaye kon su tàdd doon yëre si mbindeef deenu ko kay kon du ko fa bana bàmmeel baam ko su tàdd doon yëre si mbindeef deenu ko kon du ko fa banaan bàmmeel baam ko kon du ko fa banaan bàmmeel baam ko kon du ko fa banaan bàmmeel baam ko kat jal rabbu faa'ilun limaa yurid waaw wala si xadaaba li ñuy def lan la dañ ci ñëw turu comité bi nag le maire moo ko organisé dugal ci ay nit mu am 6 pôles bu nekk am na un responsable bu nekk kii bi nag pôle communication la ak sensibilisation li ñuy def mooy chaque semaine am quartier bu ñu ciblé bi ñu koy door a instauré sax c'était dafay am ay réticence ci yenn quartier yi maanaam bu dee bàjjenu gox yi ñëwee wala waa Croix-Rouge yi et cetera am ñoo xamante ni dañuy résister dañuy indi problème moo taxoon ñu ni résistance amee le week-end ñu fexe comité bi yëpp wàcc dem foofu comme ça pour régler problème yi mais dem nañ ba gis ni jaadu nañu fexe def 15 quartiers yëpp comme ça bu ñu fa dem relais yi waa Croix-Rouge et cetera dugg ci quartier bi di sensibiliser di waxtaan ak nit ñi yor seen mégaphone di wër léegi nag am nay autorité ci quartier boobu autorité yooyu nag dañ leen di déglu parce que ñii dañ ñëw pour filmer la nga xamante ni dañ koy dawal ci réseau câble télé bi nga xamante ni ñëpp ka am ak ci réseaux sociaux yi ñoom nag leen di ñaan mooy ñu wax lu ñu mën a ñaaxee seeni population bien sûr mais Cambérène en particulier parce que message bi ñuy lancé dañ bëgg mu àgg ci kër yëpp moo tax ñu mën di ñii pour ñu filmer que dugal ko ci réseau yi ak ci réseau câble TV bi nga xamante ni kër gu nekk mu ngi kon bu ñuy commencé bu ñu defee cérémonie de lancement bi c'est-à-dire jël yi nga xamante ni moom la comité bi indi pour ñu jox ko le délégué bu ñu si paree rek relais yi ak bàjjenu gox yi ak yooyu nañ leen organiser ñu dugg ci quartier bi nga xamante ni moom la ñu war a sillonné waxtaan ak population yi pendant ce temps ñi nga xamante nag ñoo war a wax ñoom ñooy des fii le temps que ñu mën a enregistré li nga xamante moom la ñuy wax ak li nga xamante moom la ñuy dégg seeni population pour ñu mën ko dawal ci télévision yi ak ci réseaux sociaux yi donc kii bi loolu la il faut que ñu def remise de don bi remise de participation sax don participation comité bi la ci quartier bi nga xamante moom la ñu ñëw buñ si paree rek ñu fexe ba bàjjenu gox ak relais ak Croix-Rouge ñu mën leen quartier bi si ñu suteewoo ñu mën fa dugg pour mën a commencer def sensibilisation bi en attendant ñuy def enregistrement bi donc fii bu ñu toogee bu ñu defee remise bi rek fii dafa war a vite parce que ñii war a liggéey ci le terrain waratuñ fi taw au moins c'est une heure de temps ñu mën a sillonner quartier bi pour mën a waxtaan ak nit ñi ci biir loolu aussi affiche yi nag ci boole dañ koy taf ci mbedd yi am na kii bi lu flyers yi dafa am solo am na yu état defal ñun mënuñu fonctionner te li état teg duñ ko utiliser moo tax dañ koy utiliser ci biir loolu ñun dañu defaat beneen organisation pour gën a yombalal population yi ay information dañu naan fii ay seen numéro téléphone 800 00 et cetera nit ñi dañ naan mënuñu ko jot moo tax ñun pour wàññil nit ñi coono ñu defaraat beneen flyer ba nga xamante ni dañ koy booleeg bi di ko joxe mais bii dafay permettre ku bëgg a dimbali comité bi am na numéro bu ci def mais li ci ëpp solo mooy numéro téléphone yi ci def yooyu suñu numéro téléphone mu dëkk la ku
nga xamante ni daraam leeru nga mën a woote ci numéro yi mooy pôle médical bi koo ci jot rek dina woo ñu si des ñoom ñu ñëw pour xool lan la ak ñu si war a def maanaam ku gis kaa rek war nga jaaxle bu fekkee yor nga fiche bi parce que du mat 4 numéro bu ñu fi boo ci jotee kenn rek wax nga jox ko wala nga wax ko le délégué de quartier moom mu saisir comité bi ñoom ñooy ñëw bu jaree ñu jël dispositif bi ñu ñëw pour def prélèvement yi ak li nga xam ne moo ci war moo tax ñun ñu def bii pour yombalal waa dëkk bi bu cas amee wala bu ñu amee un cas suspect ñu xam fi ñuy dem bañ a di jël numéro bi état joxe xam ni dafa jafe ñu atteindre donc loolu. waaw bu baaxee ñu dem waaw. salaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal lu bare bare di leen remercier macha allah ci dalal bi nga xamante ni dalal ngeen ko fii ci quartier Dalal Jàmm macha allah papa ñu ngi lay nuyu di la jaajëfal gis ngeen ni tey ji comité local lutte contre le Covid 19 geste bi nga xamante ni macha allah def na ko yow loolu noonu la nga ci sant. waaw maa ngi leen di sant di leen gërëm ndax lii ko gis xam ni coono kese la te commencé wul tey donc maa ngi leen di masawu ci liggéey boobu ngeen di def. di leen xamal ne effectivement yëg nañu ko xañ na yéen doog a ñëw fii waaye yëg nañ coono boobu ngeen nekk woon rafetlu nañ ko également lii nag dañ ñun ñoo ko laaj ci quartier bi parce que quartier dafa organisé wu structuré wu ba nga xam ne yi war nañu mën a accepter lii moo tax ñu di insister trop pour ngeen ñëw fii ñu kontaan lool tey quartier bi président commission yëpp yu ñu ciblé woon ci suñu conseil de quartier ñu ngi fi ba mu des kenn ku takk Saloum mënul ñëw donc xale yaa ngi fi jigéen ñaa ngi fi suñu bàjjenu gox ndax ñun dañoo féetewoo bàjjenu gox yi dañ ci bari ñu ci bari ñun ñoo leen féetewoo ak relais yi ñu ngi fi xale yi ñu ngi fi donc am naa yaakaar ni daal ñoom xam nañ terrain bi bu baax a baax bu ñu jógee dinañ ci dem en tout cas kontaan nañ ci seen liggéey lool comme ni ma ko waxoon keroog ci réunion bi alors di joxe sama engagement saa yu leen ñu soxlaa nous sommes à votre disposition pour ànd ak liggéey non seulement dinañ ñëwal suñu bopp waaye dinañ ñëwal conseil bi lu mu am conseil de quartier bi lu mu am ci force vive dañ ko mettre à votre disposition. macha allah papa ba ñu ngi lay jaajëfal lu bëri bëri gannaaw bi nga nuyoo ba pare tey jii yan stratégie tey moom ngeen tekk pour bu ko defee ngeen xeex mbas mi. waaw stratégie lii ci la bokk ndax chaque fois bi ñu saa yu ñu soxlaa ñu nekk à la disposition. de la commune. fu ñu woo dem nañu. mais à proprement parler yéen nañ doon xaar pour ñëw. xool mba xam naka la ñu mën a def parce que bu fekkoon nañ def activité bu nekk en déphasage ak yéen li ngeen proposé day compliqué c'est pourquoi lii lañ doon xaar pour ñëw et sur la base de ce que vous avez amené ñu calquer suñuy action ci yéen seen i action nu ngeen ko bëggee pour parce que yaakaar nañu efficacité bi yéen a ko xam ñun xamuñu ko ñun ay profane lañu yéen seen métier la seen liggéey la su ngeen ñu wax leen liggéeyeen leen lii ñu ànd liggéey ak yéen ci ni ngeen bëggee ñu liggéey ko ndax mu efficace pour bañ aussi di def loo xam ne ay action inutile la voilà. waaw kon ñu ngi leen di bàyyi rek bu ko defee ñoom ñu remise li nga xamante ne moom mooy masque yi ak kii flyers kon xabroom ba doy na leen ab ñaanukaay billaay lu ngeen fañaan alhamdulilah di ngeen kam billaay waaw xabroom ba doy na leen ab ñaanukaay lu ngeen ko ñaan di ngeen ko am walaaye lu ngeen ko ñaan di ngeen ko am walaaye lu ngeen ko ñaan di ngeen ko am walaaye kon su tàdd doon yëre si mbindeef deenu ko kay kon du ko faaf bana bàmmeel baam ko su tàggataan yéen mi leen ci yéen ko kon du ko faaf
mbokk yi macha allah ñi ngi wéy li nga xamante ni moom mooy liggéey bi yéen ngi seen biir émission dynamique de quartier macha allah gis nañ ni ñi nga xamante ñoom ñooy bàjjenu gox yeeg ak relais yi ak waa Croix-Rouge ñoom nag dem nañ ci li nga xamante ni mooy ci terrain bi bu ko defee rek ñu daal di joxe li nga xam moom mooy flyers yi ak masque ñu ngi toog fii ñi nga xamante ni moom mooy sunu papa Samba Ba moom nag moom mooy délégué de quartier Dalal Jàmm papa ñu ngi lay nuyu di la jaajëfal lu bari la maa ngi leen nuyu di leen sant bu baax a baax dem leen masawu coono seen coono yi ngeen nekk boobu ba léegi mas leen coono mas leen tiit macha allah. merci beaucoup papa waaw papa rek ñun bëgg nañ xam li nga xam ni tey jii est-ce que comme ni la ko laajee woon sànq rek yan stratégie tey jii yéen moom ngeen adopté ou bien yan action moom ngeen def bu ko defee yéen ngeen mën a xeex li nga xam ne moom mooy mbas. waaw stratégie comme ni ma ko waxee léegi ci remise bi pour parler franchement commencé gu ñu woon développer stratégie xamoon nañ nag ni mbas mi ngi fi ñu ngi vigilant woon di observer nit ñi individuellement ñu ngi doon def ay actions par exemple taalibe yi surtout dama seetlu dañ nekkoon ci mbedd mi te ñoom c'est des porteurs sains pour la plupart alors doon naa ci veiller personnellement ba waxtaan naa ci sax dem naa ba waxtaan ci ak commissaire de police du Golfe ba effectivement jéem nañu identifier yenn quartiers yi aw ma yëpp situation bi xam naa sama adjoint bi nga xam ne moo gën a xam loolu lii la daal lañ doon xaar pour xool stratégie globale bi nga xam ne moom la commune bi adopté ñu jël suñu stratégie boole ko ak seen stratégie pour mu cohérent ndax tey suñ demoon à l'aventure ngeen ñëw indi leneen day incohérence boobu la ñuy bañ moo tax véritablement dañ doon xaar ngeen ñëw comme ça ñu mais terewul nag quand même def nañu ay actions individuelles chaque fois bu ñu gisee ay situation de risque jël nañ ci suñuy wataay wax nañ ci jéem nañ ko faj ak suñu loxo ci dénonciation yi ñu def ci ay indications yi jot def nañ ca lañ ci mën léegi nag je crois qu'à partir de maintenant comme xam nañu seen stratégie de travail dinañu liggéeyee noonu ànd ak yéen nekk à votre disposition compléter seen liggéey. maanaam quartier Dalal Jàmm nekkul ni moom rek da ngeen lii ak yeneen quartier yi bu ko defee seen doole doon benn. voilà c'est Cambérène 2 moo tudd binde noonu ndax Cambérène à l'origine benn quartier la woon Cambérène 2. mu jigéen ñuy dem muy yàgg màgg ba ñu fas def ko ñetti quartier mu nekk Juboo Dalal Jàmm ak Manko fi mu nekk tey Dalal Jàmm ngeen ñëw mais des na Manko ak Juboo ak Nations Unies nga xam ne aussi ci commune bi la bokk mais bu dee Cambérène 2 ñetti yooyu la Nations Unies ñëw dolli ci muy ñeenti quartier voilà donc ñun lu ñu def rek dañ koy def ensemble boo gisee sax tey am na représentant wu quartier Manko bu fi ñëwoon léegi xam naa dafa dem ànd ak gars yi donc mais proprement parler lii ñu def nii moom quartier Dalal Jàmm la concerné ñi si des dañu ñëwoon invité waaye d'habitude lépp lu ñu def rek dañ koy def ensemble ba réunion yi ñu doon def fan yëpp pour régler ay problème mu Cambérène 2 ñun ñoo ko doon def ensemble doon ko defee fii ci jàkk ji. papa yéen vous en tant que chef de quartier est-ce que yow yaa ngi saytu bu baax a baax ñuy dugal ñuy génn ci biir quartier bi. waaw loolu nag dafa nekk lu yomb ndax quartier dafa dul buntu woo xam da nga koy tëj ak di tijji nit ñi di dugg ko génn. pour dire les choses comme elles sont effectivement comme li ma la wax léegi quartier dafa af mbedd yi ku nekk lay jaar te ñun du Cambérène nga xam ni ñun fa la ñu juddee fa la ñu màggee ku fa dugg nañ xam ni kii fi la dëkk kii dëkku fi fii nag da ngay dajeek nit ku fi dëkk 20 ans nga dox ci mbedd mi dajeek moom ku koy doog a gis pour la première fois moo tax loolu aussi du yomb waaye on est vigilant ndax on a mettre nañ en place benn comité de quartier bu nga xam ni nommé nañu ay président de commission commission boobu nag ba ñu commencé sax liggéey bi bon ma def un peu de digression la mbas mi ñëw xaw a pour freiner suñu liggéey mais on est très vigilant ci loo xam ne li ñu ngi koy gis ci quartier bi te dalul suñu xel trop loolu nag dina dem ba ci xam naa ni dinañ ko commencé léegi xool jaaykat yi parce que ñoom aussi assez souvent dañuy attirer suñu attention ci ñoom ndax dañuy yor ay bagages ba pare fu nekk dañ fay dem teg ko fa après souvent dañuy seet fu mel ni préau bi di fa ñëw di fa teg seen i bagage di fa toog di waxtaan loolu aussi c'est des Sénégalais comme ñun kenn mënu leen ni du ngeen dugg fii wala du ngeen dugg fële waaye ñu yokk sensibilisation rek doon na rafet nag ñu boole ko ànd ko ay gestes barrières yi ñu ànd ci ak yoo xam ne aussi dafay faj feebar bi maanaam ñu am suffisamment de masques suffisamment de flyers suffisamment de gel ba nga xam ne ku ci nekk dinañ la jox ba nga xam ne boo gisul daal sa xel nga raxasu wala saabu wala eau de javel loolu doon na ci baax waaye xam nañu
problème mu matalewul coono yi ngeen di daj ndax budget bi ñu leen jox yéen a ko réglé seen bay cotiser seen bopp xam nañ ko mënuñu ko exiger de vous waaye loolu daal lu ñu war a gën a liggéey la ci te ñun ñëpp suñu liggéey la ñun ñëpp. kon cela veut dire que kon yéen pare ngeen tey jii pour collecter des fonds bu ko defee rek ngeen mën a distribuer li nga xamante moom mooy flyers yeeg masques yeeg. waaw pour ngeen mën ko dimbali seen askan. oui bien sûr tout à fait nous sommes dans les dispositions et on a aussi la structure bi ko mën a boot. structure bi mooy créer nañu cadre bi mi ngi fi mais j'avoue que comment sigul woon fonctionner mbas mi ñëw dal suñu kaw ñu tal leneen lu rendre ko opérationnel mais loolu dinañ ko mettre en branle. Comme ça on va essayer de voir ndax appel de fonds yi moom nuñ ko mën a defee ba nga xam ne bii peut-être dina ñëw en appel mais pour le moment dafa dul loo xam ni commencé na def. papa tey lan ngay ñaax ñi nga xamante ne moom mooy askan bi sa kàddu bi. waaw li mu wax rek mooy li ñu doon wax démb parce que def nañ waxtaan nañ ci panel bi sax ñi ko fekk ñu dañu am panel quartier bu nga xam ne bii sax def nañ ci tuuti débat maanaam sensibilisation du doy loo ci def du doy loo ci def mu manqué ndax tey boo xoolee nit ñi li ngeen daj ci Cambérène nit ñi yëg ko. ak li ñu daj ñeneen ak li nit ñëpp rajo yi télé bi réseaux sociaux yi ñëpp a nga wax waaye booy xool comportement nit ñi dafa mel ni dara defuñu ko ndax ñooy jaay ci mbedd ma ñu ngay jaay ci mbedd mi ñiy lido ñu ngay wër di lido daje nii toog nii ay xale lido taalibe yi ñu ngi ci mbedd mi di foo di daw di ree yow individuellement ngay obligé di leen dàq ak di leen tere def leen lii def leen lële nit ñi donc sensibilisation véritablement du doy mais dañuy lu ngeen ci def rek dinañ ñëw defaat ko ci en plus mais nit ñi ci seen bopp ñoo war li président bi wax léegi Karachi ni président joxe na signal ñoo war a approprier wu maintenant sensé ku nekk nekkal sa bopp sa docteur u bopp sa professeur u bopp nga aar sa bopp aar sa njaboot loolu nag dinañ ci liggéey lu ñu mën ñu ngi ñaan aussi nit ñi ci à travers réseaux sociaux yi ak à travers cadre yi ñu am ñu waxal nit ñi ni véritablement mbas mi du caaxaan mbas mi du caaxaan ñu jël ko très au sérieux rectifier comportement yi. waaw di leen remercier di remercier sama conseil de quartier ndax Ousmane a ngi wax dëgg yàlla boobu ba léegi mi ngi war a dem jigéen ñaa ngi nii ku ci nekk yaa ngi am sa activité war a dem ñu ngi nii gis nga Fatou ngi Naboo ngi ne la ñu ku nekk ñëw toog bàyyi seen lépp di ñëw ma leen ciy remercier bu wax ginnaaw bi ma remercier yéen commission bi ak coono yi ngeen di daj may yëgal quartier bi yëgal ñëpp ni c'est bénévole ñëpp luñ ci def kenn fayu leen ci dërëm dañoo bénévole ñoom ñooy bàyyi seen temps ñoom ñoo bàyyi ñu xam ne suñu defee woon mën na ci am xaalis lu ñu yor seen njaboot ñu ñëw di ko defal communauté bi war na leen bu leen mënul defal dara ñu rendre leen hommage ci loolu mu leen ci remercier bu baax. waa kay Papa Samba ñu ngi lay jaajëfal lu bare bare gannaaw bu ñu jógee ci moom rek dañuy woo ki nga xam ne mooy sunu papa Ousmane Ndiaye moom bu ko defee rek mu daal di ñëw sànni si kàddu. asalaamaaleykum papa gannaaw bi ñu la nuyoo ba pare papa rek bëgg nañ nga wax ñu rek lan nga xalaat ci mbas mi. jërëjëf soxna si ñu ngi lay fay nuyoo di leen dalal ak jàmm ci suñu quartier seen jóg bi ngeen jóg ñëw ci ñun am nañ ci kontaante bu baax ndax it da ngeen a jóg pour jariñ ñu da ngeen a jóg pour jàppale ñu ba lor bi ñuy si wàcc ci àddina bi ñu mucc ci suñu njaboot mucc ci defe naa loolu moo leen tax a jóg. macha allah papa bëgg nañ rek nga wax ñu tey jii li nga xamante ni moom mooy mbas mi gis nañ ni nit ñi si boppam mbas mi ci boppam moom fekk ji wuñu nit ñi si boppam ñoom ñooy déplacé yor sol li nga xamante ni moom mooy comment dire jégalu maanaam papa bëgg nañ xam tey jii nii lan nga ñu wax nga xam ne nit ñi si boppam ñoom ñooy ànd ak doomu jàngoro bi di dugg ko génn gis nañ ni booba tey lu bëree bëri mag ñi la gën a daane yow loolu noonu lan moo ci sa xalaat. jërëjëf ci li nga ma laaj noonu te sama kàddu gi mi ngi gën a yitteel mag ñi dëkkee quartier bi ndax ci seen tur laay wax ak ci turu ñi ngànk wàllu jàkk ji wàllu diine bi dafa fekk ne yàlla ji daf ñoo noppaloon bu yàgg mbir bu daanoo ci sa kaw te yow amoo ca xam-xam yàlla ji daf na la demal ca ña xam nga laaj leen ñu wax la te comme jàngoro la bu wàcc bees ñun amuñ ca xam-xam dañu war a déglu docteur yi nga xam ne ñoo méngoo fànn boobu ñoo jànge woon xam-xam boobu ba xam lan mooy virus xam luy jàngoro déglu leen seeni kàddu te ñoom liñ ñu sant mooy ñu jéem a set yàlla santoo dañu ko bu yàgg ñoom ñu ñëw feddali ko kon dañu war a jëfandikoo loolu
toog leen ci seeni kër lépp lu dul itte bu munta ñàkk warulaa tax a génn sa kër da nga war a toog sa kër taxawu njaboot gi ko amul farata booy war a doxi nga toog ci biir kër gi di raxas loxo yi ak saabu ba mu set takk masque yi comme nit ñi ko digalee comme ñooy borom xam-xam yi te loolu la ñu digal ñu def li ñu digal takk suñuy masque toog ci kër gi def différence nit ku ne ak sa morom ko ngeen ni mooy ante kenn ku ne jàpp ne yow yaa yor jàngoro ji te waroo fexe mu dem ci keneen bu kenn ku ne gëmee loolu amaana ñun ñëpp danañ bokk mucc loolu daal bokk na ci loo xam ne ñun war nañ ko taxawee te loolu moo ñuy dimbale parce que yow bu la leeree ne man kat mën naa yor jàngoro ji naa fexe ba bu ma ko jox keneen ku ko xalaat loolu keneen xalaat loolu jàngoro ji mën naa taxaw loolu bokk na ci ñuy dimbale ñu mën a faagaagal jàngoro bi wàcc ci àddina bi te lottal ñëpp niñ gisee mu lottal àddina bi loolu rek doy na xam-xam doy na ñaax pour kenn ku ci ne def sa kéem kattan pour jàngoro ji bañ a law. ñan ngay wax ñi nga xamante ni ñoom gis nañ ni ñenn ñu bare bay dañoo négliger li nga xamante ni moom mooy mesure barrière yi ñooñu tam lan ngeen leen di ñaax. waaw ñooñu dañoo umpale feebar gis nga jàmm ji nga amoon démb feebar ñëw sooy sàgganee feebar ba da nga xamul lan mooy feebar ak lan mooy jàmm parce que boo seetee fi ne àddina bi kenn ku ci nekk da nga mel dañ la tëj kaso te loolu il faut ñu jógee ci ndax xamuñu ko lañ fiy jëlee nag mooy ñu gëm li ñuy wax te téye suñuy bopp def différence kenn ku ne jéem a sore ak sa morom pour lii ñu mën cee génn gaaw ndax lii bu ñuy continuer di ko dund te suñ defut suñu kéem kàttan pour jëfandikoo li ñu médecins yi wax jàngoro ji daf fi am doole daf fi sax te boobaa ñun ñëpp mën nañu amal lor voilà su boobaa ñun ñëpp dañ ciy am ay jafe-jafe kon loola jar na daw suñu kéem kàttan yend yañ miinoon jaxasoo gi dend gi joxante loxo toog di waxtaan loolu yëpp ñu jéem koo teg ci suuf ba jàngoro ji jógee suñu réew ñu delluwaat ci nañu meloon. kàddu gi mooy gërëm leen ndax da ngeen a jóg ñëw di ñu jàppale ci loo xam ne nii mënoon ngeen a toog jéem a téye seen i bopp seere seen bopp taxaw ci seen bopp mais da ngeen a jóg ñëw ci ñun fekk suñu di ñu dimbalehaat di ñu ñaaxaat pour ñu jéem a mucc ci lii nga xam ne ñun ñëpp kenn ku ci ne da nga am responsabilité pour def ci sa liggéey ba jàmm am. léegi nag gannaaw loolu maa ngi gërëm suñu délégué ndax moom it lépp loo xam ne mooy jàmmi quartier bi mi ngi koy dox mi ngi koy wax ñun dara ump ñu ci li muy dox lépp lu mu jëlee ca kaw dana ci waxtaan ak ñun dana ci diisoo ak ñun jël suñuy xalaat jariñoo ko moom daf ne moom amul kàddu lim am mooy dem jëlee xibaar ñëw jox ñu ko ñun ñooy décider lépp luñ décider mu ànd ci ak ñun kon kooku nag taxawaay bu rafet la war nañ ko gërëm war nañ ko ci sant ñaanal ko yàlla mu dooleel ko kàttanal ko ndax loolu kat moom lañ soxla ci njiit bu ne. amiin amiin papa waa kay papa Ousmane Ndiaye ñu fàttali yow yaa nekk commission de sage macha allah ñu ngi lay jaajëfal lu bare bare. waaw mbokk yi ñu ngi ni toog ak ki nga xamante ne moom mooy maman Nabou Taye maman ñu ngi lay nuyu di la jaajëfal lu bare bare yow nag mën nañu wax ne yow yaa yor te sa commission sociale bi nga xamante ni moom mooy seen quartier Dalal Jàmm. maman gannaaw bi ñu la nuyoo ba pare nga wax ni li nga sa xalaat ci mbas mi est-ce que yéen tey jii yéen ñi nga xam vous en tant que bàjjenu gox est-ce que message yi ngeen dem di ko lancer tamit population bi di ñaax askan beeg yooyu est-ce que mi ngi jàll bu baax. asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziar di leen wax baal ñu àq ci weeru koor bi tubaarkàlla macha allah si ñëw bi ngeen ñëw tey jii quartier Dalal Jàmm fekk si fi sunu délégué de quartier alaaji Pape Samba Ba ak sunu alaaji bi Ousmane Ndiaye macha allah ah quartier moom dañ fi nekk taxaw fi taxawaay bu rafet tubaarkàlla macha allah ndax sunu délégué de quartier dafa ne salaamaaleykum macha allah daal ñuy utal ay comité. ñetti comité mi ngi ci biir man nag man maa yor commission sociale bi nekkaale en même temps vice présidente bàjjenu gox ñu koy gërëm nag bu baax a baax si initiative bi mu jël ndax kenn xalaatu ko woon moomu ñëw jël xel moomu toujours ñu ngi këram di réunion toujours ñu ngi si saalam di réunion macha allah mu ubbil ñu buntoom ubbil ñu lépp nag ànd ak soxnaam yi tubaarkàlla macha allah ñu yaatal ñu tubaarkàlla macha allah ñu koy gërëm nag di ko gërëm lool di ko sant macha allah. waaw léegi comme bàjjenu gox yi ñun toujours dañuy volontaire si lii ku dégg bàjjen xam nga ne bàjjen
moom day volontaire rek la macha allah liggéey bi dañ koy def te yàlla rek tax dañu dem ba ci biir am amuram ñun guddeeg bëccëg suba ngoon ñu ngi sensibiliser ba ci biir oto yi sax buñ si duggee dañuy waxtaan ak nit ñi di leen delloosi ndax Covid 19 bii dafa ñëw pour corriger ñu tubaarkàlla macha allah ndaxte fi mu nekk nii ñu ngi siy xeex li ñu mën di sensibiliser lu ñu mën dem na ba léegi nit ñi sax koo gis ñu ngi nekk en distance ku ne yaa ngi xool sa digganteeg sa morom lu mat mètre pour nga toog bañ a sorante moom boo seetloo kenn joxeetul loxo kenn nuyotul li ma ci gën a neex xale ba la ci gën a ndaw sax léegi boo ko gisee concam la lay jox wala mu daan la def la ne kon xool naa ba xam ne sunu sensibilisation bi jàll na dafa nag foo dem di nga gis ñu nangu ak ñu dëgër bopp bi nag moom ñun ñoo ànd mais vraiment macha allah sunu démarche sant naa bàjjen gox yëpp gërëm naa bàjjen gox yëpp ndax taxawaay bi wax dëgg yàlla boobu léegi bu corona bi am yooyu léegi benn bàjjen toogatul nuit et jour quartier bu ne 15 quartiers yi wër nañ ko dañ dellu soir rek di liggéeyaat mais 15 quartiers yi wër nañ ko ñun bàjjen gox yi ànd ak relais yi tubaarkàlla macha allah quartier bu ñu dem gis nañ délégué quartier ba waxtaan ak moom sensibiliser xale yi sensibiliser jeunes yi ànd ak nag suñuy relais yi tubaarkàlla macha allah ak yéen ñii nga xamante ne yéen a ne ci Croix Rouge ak seen waa comité bi ànd xeex corona macha allah ñu ngi leen di gërëm di leen sant tubaarkàlla macha allah. lan ngay dénk ñi nga xamante ni moom mooy jigéen ñi nekk ci biir kër yi ndax boo xoolee ñu bëree bëri macha allah seen doom yi ñu ngi leen di bàyyi ci mbedd mi te aussi tamit am yenn protection wu ci wàllum loolu moom jamono ji ñu toll dafa war a jeex parce que président Macky Sall lu mu war a yëpp def na ko dem na ba tëj na école yi ku tëj école yi tëj jumaa yi xam nga ni lii dootu fo du caaxaan du fo li président ma def na ko ministre Abdoulaye Diouf Sarr te ñu ngi koy nuyu ñoom it di ko gërëm si ni mu nekk nii liggéeyam bi ku ne war naa jóg jàppale président jàppale ministre Abdoulaye Diouf Sarr jàppale sa bopp parce que ku tëj école yi tëj jàkk yi ni ma la ko waxee rek dèjà war ngaa mën a téye sa biir kër xale yu ndaw yi mën nga leen utal jeu ñu ne ci biir kër gi ñu mag ñi boo yoree sa terrasse cour bi si biir mën nañ fi nekk si biir cour bi fo kenn ku si nekk yow war a jël sa matuwaay gis nga lii nit ku nekk war nga nekk sa relais bopp si biir kër nit ku nekk war nga nekk bàjjenu gox si biir kër nit ku nekk war nga nekk délégué de quartier sa biir kër il est temps dafa jot kenn ku si nekk jël say matuwaay ndax lii du moo waral ñu joxe flyer yi moo waral ñu joxe masque yi xam nga ne lii ñu déploqué si xaalis kenn xamu nu mu toll pour lii volonté yëpp jóg taxaw ànd nit ñi ci xeex bii kon borom kër yi war nañoo jóg taxaw si li xam ne du caaxaan ku ko déggul seetaan nga ko télé ku ko seetaan télé dégg nga ko rajo mi ngi si WhatsApp bi mi ngi si YouTube bi yëpp kon kenn kon da nga war a yeewu te ñu bàyyi dëgër bopp bi daal lu ñuy sonal moo ñu sonal waaw te nag foo dem di ko fekk ñoo xam ne dañuy dëgër bopp mais nag ak ni ñu jógaatee tey jii nag ànd ak yéen yàlla nañ si yàlla rus daal liñ ko tàmbali bismillahi rahmaani rahim yàlla nañ teere alhamdulilahi rabbil alamin ak 0 cas Cambérène 0 cas yal nañ yàlla jàppale xanaa di sant bàjjen yi di sant relais yi di leen gërëm yéen ñëpp tim te waxtu suñu chef de quartier fi mu teg tànkam noonu la nii mu def ci chef de quartier bu ko chef de quartier yëpp defee jàmm rek mooy am ñun ñu ngi sensibiliser te gisaguñ leen woon nuit et jour ñu ngi si terrain bi chaque jour 9h la ñu xëy nekk si ba 14h ñu ngi si terrain bi di liggéey toujours naa mbaa fii bàyyiwu leen fii mbaa bàyyiwu leen fee dem leen ba extension dem leen ba béréb sàngam yooyu yëpp si volontaire boppam macha allah yal na ko yàlla jàppale njabootam ñu gërëm sunu chef de quartier sama tonton ñoom yi toog ak géej jeey fu mu jógee ne bàjjen jóg leen géej moom may ñu wenn yoon dara fu mu ne bëri na bàjjen jóg leen te ñëpp xam ne ne bàjjen ko kenn fayu ko amuñu fay amuñu dara mais ñun ñoo ko volontaire ñoo koy def ñaanu jaam yàlla yi rek doy ni tabarkal macha allah ñu ànd ak ñoom ngoy ba géej jeey du sar ndoy ñoom maam Gueye ñoom ñëpp tubarkalla macha allah maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp te ñaan yàlla nañ gën a farlu jàppale ministre bi jàppale suñu bopp la ku la ne teel sa njaboot yow la bëgg ndax feebar bi du caaxaan macha allah yal na yàlla jàppale merci. waa kay moom Seynabou Tall ñu ngi lay jaajëfal lu bare bare kàddu yi macha allah leer na yaakaar naa ne lii moom Assane bu ñu ko déggee rek jaaxal incha allah di leen ko jëfee. waaw salaamaaleykum Mame Gueye ñu ngi lay nuyu di la jaajëfal lu bare bare yow nag gis nañ ne yow yaay représentante des jeunes quartier Dalal Jàmm ñu ngi lay nuyu di la jaajëfal lu bare bare macha allah maam bëgg nañ rek xam na tey jii nan nga jàngatee mbas mi ba. merci beaucoup maa ngi lay nuyu di la fay laay wax sax di nuyu ñëpp di wax ni rek mbas mi ni ma ko jàngatee mooy que ni
je pense que c'est une épreuve boo xam ni dafa dal ci askan bi et que loo xam ni dafa dal ci askan rek askan moom moo mën a taxaw pour mun a jànkuwante ak loolu noonu pour mu mun a dañ pour mu mun a dem définitivement. Je pense que première lecture bi nga xam ne moom laa am ci lii mbas bi loolu la mooy que ni c'est un combat communautaire et que communauté bi ñoom ñoo war a taxaw pour xeex loolu noonu. waaw macha allah damay resté ak yow ci même cadre boobu sax parce que cas communautaire nga wax tey jii lan ngay wax jeunes yi nga xamante ni nii ñoom ñi pour ñu respecter li nga xamante ni moom mooy mesure barrière yi defuñu ko ñoom ñi ngi dox ni mu leen neexee duñu sol masque absolument defuñu ci leen yow loolu noonu en tant que seen représentant yow loolu lan nga ci. waaw merci beaucoup ma sœur je pense que c'est une question boo xam ni dafa am solo. dafa am solo parce que ñun ndaw ñi li ñuy déplacé wu moom moo ëpp li ñuy jénn moom moo ëpp te dañuy bàyyi ay mag ci kër yi même bu mag ñi jénnul aussi ñun ñooy dem di ñëw et que suñu demee ñëw ñun ñoo mën a indil li nga xam ne mooy ñoo mën a lor suñuy mag yi nga xam ne ñoo nekk ci biir kër yi. kon je pense que war nañ mën a jël conscience boo xam ni dinañ xool bu ñu même bu ñu jénnee et que bu ñuy jénn na nekk loo xam ne lu indispensable la lu am solo la moo tax ñu jénn mais bu ñu jénnee aussi ñu jël suñu matuwaay yëpp ba nga xam ni bis bu ñu delluwaatee ci biir kër yi du ñu lor ñi nekk ñi ñu gën a féete ndaw mais aussi du ñu lor ñi nga xam ne ñooy mag ñi et que d'après li ñu gis études yi nga xam ne def nañ ko ci le monde entier mooy que mag ñi la gën a sonnal kon bu ñu jénnee rek bu fekkee mënul ñàkk na fekk mu nekk loo xam ne dañuy jël suñu précaution yëpp yi nga xam ne et que loolu noonu lancé wu ma ko rek pour ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci quartier Dalal Jàmm bien que tey da ngeen ñu defal faveur ñëw seet si ñu mu nekk loo xam ne aussi ñoo ngi ci woon bu yàgg ak suñu délégué de quartier bi nga xam ni sonnul tàyyiwul ci di sensibiliser di wax nit ñi jël leen seen précaution ànd ci ak conseil de quartier bi nga xam ne ñoo nekk ci quartier bi mais je lance un appel aussi ak ñi nga xam ne ñooy ndaw ñu nekk ci commune bi ñëpp parce que yàlla dafa dogal ni man maa nekk présidente du conseil communal de la jeunesse de Cambérène yàlla féetale ma ci quartier bi mais nag je lance un appel à tous les jeunes de la commune pour que ñoo bu ñu génnee rek ñu jël précaution yi nga xam ne ñoo war pour que ñu bañ a lor suñuy njaboot bañ a lor ñi nga xam ne aussi ñoom la ñuy nekkal ci suñuy place u liggéeyukaay. macha allah vous en tant que présidente de l'association bi ni ngay wax est-ce que jàpp nga ci message bi nga xam ne boobu ba tey yéen a koy lancé jëmale ci ndaw ñi est-ce que mu ngi jàll bu baax a baax. waaw message bi mi ngi jàll mais du doy xam nga sensibilisation bi je pense que bu fekkoon déglu rajo seetaan télé xool réseaux sociaux yi moom mooy tax message bi jàll kon ma xam ne ku nekk mënoon nga toog sa kër je pense que kon tey comité de lutte bi sax bu local bi du tey du jar tey muy ñëw ci quartier bi mais damay emprunter samay mots délégué de quartier rek comme ni mu koy waxee sensibilisation du doy nit ñi chaque jour boo waxee terew boo génnee ci mbedd bi yaa ngi romb ay nit ay xale yu fo yaa ngi romb ay xale yuy jouer lido yaa ngi romb nit ñoo xam ne ñu ngi waxtaan sans que ñu takk masque et que loolu dafa nekk loo xam ni yow même toi-même tu te poses des questions est-ce que réellement nit ñi ñu ngi seetaan télé est-ce que nit ñi gëm nañ ni feebar bi am na ma leen di wax ni feebar bi lu am la te day rey c'est vrai que mag ñi la gën a yàq mais bàyyiwul xale bàyyiwul mag la preuve am nañ ñaar ñoo xam ne 37 ans lañ am génne nañ ci àdduna kenn ki góor la kenn ki jigéen la kon encore une fois ñuy waxaat suñu moroomu ndaw ñi que nañ gën a taxaw parce que ñun bu ñu taxawee dañu nekk ñaari taxawaay dañuy sàmm suñu bopp mais dañuy sàmm ñi nga xam ne ñoom lañ dëkkal mooy suñuy maam suñuy papa suñuy yaay mais aussi xale yu ndaw yi nga xam ne sont vulnérables parce que xamuñu dara et que pourtant boo duggee ci kër yi sax dafa mel ni xale yu tuuti yi ñoom ñoo gën a maîtriser feebar bi que mag ñi suñ lay nuyu dañ lay jox coude bi suñuy wax ak yow dañ lay sori soo toogee sax ñu ni la bàjjen est-ce que duñu jël 1 mètre et que ñoom ni ñu conscient ci loolu ñun ñi nga xam ne ñun ñoo nekk ci entre adultes yi ak les petits enfants ñun amuñu conscience boobu may ñaanaat encore une fois suñu mbokku ndaw yi ñu gën a jël conscience ñu gën a xam ni lu indispensable jarul ñuy génn ñun nag au niveau du quartier wax dëgg neex yàlla taxawaay boobu yàlla may na nañu commencé woon nañ ko avant comité local bi di ñëw di ñu ci fekk ci mais ñuy rafetlu aussi seen ñëw parce que aussi daf ñuy gën a renforcer et que lu ñëwaat aussi xeebuñu ko di ñaan aussi ñi nga xam ne ñoo féete kaw comité local bi ñu gën a jàppale comité local bi parce que xeex bi dafa nekk xeex boo xam ne ñi ciy jàpp ñëpp c'est du volontariat amuñu dara luñ ci am muy yéen muy ñu nekk ci quartier yi muy ñu nekk ci yeneen niveau yi aussi kon képp koo xam ne mën na ci jàpp rek jàppale nit ñi ci matériel kenn soxlawul ñu joxe xaalis mais quand même ñu jàppale nit ñi ci li nga xam ne moo leen di aar pour jàppale askan bi. waaw di leen remercier waat rek encore une fois et je pense que du ma koy wax aussi ci kaddu suñu délégué laa koy waxee comme ni ñu ko waxee fii conseil de quartier bi dañ ko installé
def ci ay commission def ci lépp kon ñu am koo xam ne mooy suñu kilifa ci quartier bi moom moo ñu may aussi pour que ñu mun a exprimer wu mais di remercier aussi jeunes yi nekk ci quartier bi yëpp parce que du man maa fi dàq wax du man maa leen gën a mën a taxaw wax mais quand même am nañ confiance su jox ma pour que ma wax à leur nom kon dama leen di remercier waat mais di remercier aussi femmes yi nga xam ne taxawaay bi ñu am ci quartier bi jéggi na dayoo chaque jour bu délégué wootee dañuy ñëw taxaw ba mu mat sëkk mais di remercier ñëpp ñi nga xam ni ñoo ngi yeewoo ci quartier Dalal Jàmm di leen wax ni dalaloon nañ leen jàmm di leen ñaanal aussi ngeen àggaat ci jàmm ak salaam ngeen bàyyi ñu ci jàmm yàlla jëlee fi feebar bi yàlla na fi yàlla jëlee feebar bi mu ànd ak koor gi rek demandoog moom ba nga xam ni yii ni yëpp ñuy jàmbat ci yeneen lañ koy dañuy jël suñu effort yi ñu def ko ci luy développé loo suñu commune luy développé loo suñu quartier mais dootul luy xeex feebar bi merci beaucoup. macha allah Mame Gueye Diop ñu ngi lay jaajëfal lu bare bare kàddu yi sell na leer na la Maxtar mbokk yi ñu ngi woy li nga xamante ni moom mooy liggéey bi gannaaw bi nga xamante ni sunu papa yi nga xam ne moom mooy délégué de quartier bi Papa Samba Ba ak Ousmane Ndiaye ak maman Seynabou Taye ak maman ak Mame Gueye Diop moom mi nga xamante ni moom moo représenté jeunes yi ñoom ñëpp buñ jëlee gannaaw buñ jëlee kàddu ba pare ñu ngi bàyyee kàddu ki nga xamante ni moom mooy sunu président di Sidi Karachi Fall bu ko defee rek mu defal ñu résumé ci activité d'aujourd'hui Pape Sidi ñu ngi lay nuyu di la jaajëfal la maa ngi lay nuyu maa ngi lay fay soxna si di la wax ni suñu jotaayu tey bi damay ñaan rek mu nekk ci jotaay yi nga xamante ni moom la yàlla nangu en tout cas jotaay bu am solo la parce que jotaay yi dafa bokk ci li ñuy jàppale pour ñu xeex mbas mi loolu nag buñ ko organiser fii dañ ciy kontaan lool parce que comme que dëkk bi ñun la jox pour ñu wër di sensibiliser nit ñi suñu demee ci ab quartier gis ni teeru nañ ñu nit ñu war a teeroo dalal ñu nit ñu war a dalalee wane ak fasteef ci li nga xamante ni ñun moo ñu fi indi kon dynamique de quartier bi ñuy wax am na solo ci ñoom ba wan nañ ñu ko gis naa ni quartier la ba nga xamante ni ci plan organisation alhamdulilah sant nañ ci yàlla bu baax a baax kon jàppale leen ñu ànd liggéey pour xeex corona bi def naa ni loolu rek moo ci des en tout cas kontaan nañ trop ci accueil bi nga xamante ni moom la ñu def disponibilité bi ñu wane ak engagement yi bi nga xamante ni moom la ñu wane ak organisation bi nga xamante ni quartier bi noonu la organisé woo parce que loolu moo am solo quartier moom bu organisé woo rek ku nekk la nga yor nga jàpp ka def li nga war a def day développer quartier yi ndax man quartier léegi li ma ci gis mooy quartier de développement maanaam ni ñu doon yore quartier yi ak ni ñu koy war a yore léegi bokkul dafa war am changement fexe nag ba xale yi dugg bu baax ci instance yi ci liggéey bi parce que am na mag ñi âge bu ñuy am xale moo leen war a mën a jàppale pour ñu atteindre objectif yi xale yooyu nag dañu am solo trop ci mouvement yi mel nii donc dañuy ñaan rek le délégué de quartier ak ñi mu àndal conseil de quartier bi ñu fexe ba regrouper xale yi ci ay association de développement comme ça lépp lu ñu soxla ci quartier bi incha allah yàlla mën na leen ko yofalal parce que xale yi ñooy mën a dem ñooy mën a ñëw dafay dem ba ci interdit par exemple boo xoolee lu bari luy xew ci Cambérène dañ koy bañ ci tëgg lay doon ci musique la ci xew et cetera xale yi nga xam ne ñoo toll nag ci moment boobu xamante ni parce que ñun ñi xewatuñu ñun mag ñi bokkatuñ ci xew takkatuñu ngénteetuñu et cetera xale yi toll donc xale yooyu bu ñu leen organiser lépp lu ñuy bañ ci quartier bi ñoom ñi ko waroon def fekk ñoom ñoo yor organisation bi ñoom dootuñu ko def parce que ñoom ñoo téye quartier bi en main moo tax politique boobu lëkk nit ñi def fexe ba xale yi dugg ci instance yëpp pour de liggéeyal seen quartier aywa bon li ci des mooy dañuy sant encore comité bi nga xamante ni moo ñu yebal fii comité bi le maire moo ko mettre sur pied daal di taxawal pôle yi pôle bu nekk am ku ko diriger ñun communication lañ yor dañ ciy sant yàlla parce que biñ koy commencé mbooloo mi tolluwul woon nii mais au fur et à mesure ñuy dem nit ñi di gën a intéressé wu ci affaire bi muy lu am solo parce que kenn du personne n'est de trop comme ni ñu koy waxee
mbooloo mi mooy lii defar parce que xel yëpp bu tasee mën na day am njariñ forcément ci mouvement bi kon ñi nga xamante ni nag ñoo ñu wóolu ba jox ñu mouvement bi dañ leen ciy gërëm di leen sant di wax rek yàlla nañu def lu maanaam ñu gis ci ñun lu ëpp seen jot dañ ñu dénk mais yàlla nañu yàlla jàppale ba ñu def ay résultats ya nga xamante ni dina ëpp suñu njort yàlla mën na ko yàlla nañu ko yàlla defar en tout cas ñu ngi ci yoonu defar di ñaan mag ñi nga xamante ni ñoo nekk ci dëkk bi ak ci gox yi ak ci imam yi et cetera ñu continuer di ñaanal organisation bi nga xamante ni moom lañ teg ci dëkk bi pour ñu mën a réussir cette mission mbas mi nag yàllaa ko fi teg comme niñ koy waxee mais yàlla bu daf fi teg lu nekk mais lu nekk aussi dafa la wax nga wax si saax kon lii du ñu bàyyeeku rek ni yàllaa ko fi teg mais yàlla bay sa tool donc dañuy ñaan rek yàlla jàppale ñu ba ñu àggale liggéey bi ak jàmm ak salaam benn cas bañ a am ci suñu dëkk bi yàlla mën nañ ko defal dañ ko koy ñaan yàlla nañu yàlla jàppale ba fi ñu toll nii ñu reste fa mais loolu nag pour mu am il faut que quartier bu nekk def li nga xamante ni moo fa war moom lañ la sant bu ko ñëpp defee rek yàlla mën nañoo dimbali ba lépp li ñuy ragal duñ ko gis kon mouvement bi ak ñi ñu àndal tey muy la presse ñu gërëm leen sant leen parce que fu ñu dem ñu ngi ànd ak ñun information yi ñu ngi koy jot à temps sànq rek ki mu ngi jël sama téléphone bi émission bi daanaka en direct lañ ko doon seetaan léegi donc yor sa portable da nga ko doon seetaan en direct muy la nga xamante ni lu am solo la que ñu gërëm leen ci sant leen tey ñii dañuy jàppale de manière désintéressée vraiment laaju ñu nu dara xam nga lu ñu laaj peut-être ci déplacement ñu xool lu ñu leen ciy jàppalee mais niñ koy diffuser ak li ci war yëpp joxuñu leen dara dañu xam ni ci dëkk bi lañ bokk def seen participation muy comme que nii lañ mën a participer ñu def ko de manière désintéressée joxuñu dara président nag yow gox bi lu mu tudd sax gox gi TV président bi ñu koy gërëm di ko sant parce que moom dafa teel a engagé wu ci affaire bi ba tax na loolu ñun rafetlu nañ ko bu dul benn du ñaar du ñett dañ leen di gërëm bu baax a baax mu ci ñii tamit am nañu solo trop fépp fu ñu woote ñu daw ñëw events nu mu tuddi Bib Events aussi vraiment sant nañ yàlla bu baax ba am des jeunes yoo xamante ni comprendre nañu xam enjeu yi ba pare jël seen alal mettre à la disposition du comité ba nga xamante ni li ñuy réussir rek néew ñoom ñoo tax parce que am na nu ñu doon taxawee du ñu am moyen yu ñu leen jox pour ñu mën ko di ko dawal ci seen réseau yi bu ñu laajoon xaalis c'est sûr que duñ ko mën parce que comité buy débrouiller la donc oyofal gi ngeen ñu ko oyofal yàlla na leen yàlla jàppale séenuwu loon alal ci ñun mais fa ngeen ko séentoo yàlla na leen ko fa yàlla defal ngeen am ci ba doyal parce que yéen xam naa ni ku leen ñaanal ngeen am ñun ñii bu ñu soxlaa du ñu am problème parce que di ngeen ñu jàppale donc ñu gërëm leen encore sant leen rafetlu seen taxawaay fu ñu leen woo ñu ñëw vraiment fu ñu leen woo même réunion bu ñu koy def sax dañuy ñëw jël ay kii daal di ko dugal ci kii bi muy lu am solo donc réussite bu am fii c'est grâce ci li ci ëpp presse bi la ñi nga xamante ne ñooy yëngatu ci audiovisuel bi waa Cambérène waa nu mu tudd Jàmmalaay maa ngi leen di bëgg a fàtte ñii tamit Jàmmalaay FM ñu am solo lañu parce que li ñuy wax fii aussi da ngeen koy suivre Jàmmalaay FM le mercredi chaque àllarba à 17h day daw Jàmmalaay FM aussi donc muy lu am solo que yàlla boole ñoom ña nga xamante ni comprendre nañ ñu jàppale ñu nag ci pour ñu mën a vulgariser li nga xamante ni moom la responsable yi di wax pour population yi mën ko jëfee problème bi nag mu ngi nekk ci nit ñi wax nañu waxati maa ngi dégg maam Guèye mu koy wax sensibiliser nañu xale bi gën a tuuti boo ko waxee mesure variée daf la koy wax léegi suñu problème lenn la nan la autorité yi di waxee ba bu duggee ci bopp nit ñi mu bañ a jàll bu duggee nit ñi jëfe ko nan la ñuy convaincre nit ñi ba ñu accepter message yi jëfe ko moo tax incha allah mardi dinañ def benn réunion ba nga xamante ak bàjjenu gox yi relais yi ak waa Croix-Rouge pour xool yenn stratégie yi waxtaanaat si nan la ñuy war a defaat pour yokk li ñu doon def pour nit ñi mën a jëfe li nga xamante ni mooy moom lañ leen di demander loolu bis buñ ko atteindre rek yàlla dinañu dimbali ba
lépp li ñuy daw duñ ko gis incha allah loolu daal laa doon wax di ko jeexalee vraiment di kontaan ci groupe bi parce que ñi ñëpp dañu woor koo ci woo mu bàyyi li mu doon def yëpp ñëw nga leen di doxloo ci digg naaj loolu ku amul fas-fas du ko def ñu am pas-pas lañu yàlla na leen yàlla dollee jàppale yàlla na yàlla yokk seen sutura yàlla na yàlla yokk seen martaba li ñuy dox nii nag yàlla nañu ko yàlla fulal yàlla nañu ko yàlla defal ay teraanga ëllëg parce que koor gii nga ciy liggéey surtout di ci liggéeyal askan yàlla du ko neenal donc dañuy ñaan rek yàlla fay ñu ba fay ñu lu ëpp suñu njort te yàlla man nag yàlla dañ ko defal ko mbooleem jullit nag defal ko mbooleem jullit quartier bi nag ñuy ñaan yàlla fi ngeen ci tollu délégué yàlla may leen kattan may leen ubbee may leen kii bu ngeen koy yore mu oyof trop ci yéen yàlla man nag yàlla na leen ko defal ko quartier Cambérène yëpp incha allah dinañ dellu si waat Cambérène 2 bu soobee yàlla parce que tant que kii baa ngi fii ñun ñuy alterner quartier yi bii di ñëw bu ñu réunion mardi dinañ fixé fi ñuy dem bi ci des ñu ñëwaat fii côté bi jëlaat beneen quartier et cetera noonu lañ koy jàppoo ba def 15 quartier bu soobee yàlla yàlla nañ yàlla may kattan ak tal ak fekke ba ñu mën ko mottali yàlla nañ ko yàlla defal ko mboolem jullit waaw ñu profité ci occasion bi parce que comme li ñuy wax bu fekkente ni da ngay liggéey bu ñu sant la parce que daanaka ñun comité bi ñoo war a def loolu yëpp danaa ñëwaat sa tuuti ci ginnaaw parce que même point d'eau yi incha allah mardi nañ ci waxtaan xool avec suñu financiers yi nu ñu mën a commencer confectionner ay point d'eau ci biir Cambérène 2 après ñu xool cible yi fi ñu koy teg ba nga xamee nit ñi dañ ko mën di jëfandikoo kon Pape Fall mi ñuy wax ñëw na au devant parce que ñun ñoo war a indi ay masques mais yàlla may naka xelu mu xam ni fii la dëkk defar ay masques jox ko quartier bi vraiment muy lu rafet bu ñëpp defoon noonu ci quartier bi yaakaar naa ni quartier bi du ma ni du am problème mais problème yi dina wàññeeku bu baax nit ñi bu ñu gisee geste yu mel noonu teñ man ka wala man lu ko ëpp vraiment dañ leen di ñaan rek ñu def ko ci quartier yi parce que quartier yi bu baaxee pour ñoom la su boneetin pour ñoom la donc quartier bi képp ku ci mën a jàpp ñu ngi lay ñaan nga jàpp ci pour quartier bi àgg fa nga xamante ni ñi koy diriger foofu lañ ko bëgg a yóbbu jërëjëf. waa kay jërëjëf président ñu ngi lay jaajëfal lu bare bare mbokk yi macha allah lii leen leen indiloon ci seen émission dynamique de quartier ñu ngi jaajëfal lu bare bari fi nga xamante ni moom mooy quartier Dalal Jàmm di jaajëfal sama papa bu baax moom mi nga xam sama papa la sama maam la moom mooy délégué de quartier bi Papa Samba Ba ñu ngi koy jaajëfal lu bare bari di remercier aussi tamit ñi nga xamante ni tey jii ñoom lañ fi fekk waa quartier bi yëpp ndax gis nañ ni seen mobilisation bi nga xamante ni en masse bi ñu def di remercier tamit aussi tamit sama yaay ju baax di maman Naboutaay ñu ngi koy jaajëfal moom tamit bàjjenu gox la macha allah dégg ngeen kàddu yi nga xamante ni yëkkati na ko ak représentant wu tamit jeunes yi ñu ngi koy jaajëfal lu bare bare di remercier waat rek ñi nga xamante ni ñoom ñoo jàpp ci liggéey bi macha allah di partenaire bi macha allah ñoom di nekk maanaam ku ci mel ni Jamala FM Sénégal Pep Events Gox gi TV Chinu TV di remercier ñëpp di jaajëfal ñëpp macha allah di remercier tamit bàjjenu gox yi ak relais communautaire ak waa Croix-Rouge ndax ñoom booba tey ñi ngi bay seen waar ci liggéey bi ndax Olof Njaay nee na fas lu mu mën a daw du tee tamit nga daal koy nàbbali rek booba tey ñoom ñi ngi sensibiliser nit ñi sonnuñu ci tàyyiwuñu ci ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax a baax d'ici là portez-vous bien axiru da'waana leen yéen waa Cambérène am ngeen mi daa yam diine yéen lañu naan sigil isaa filiine alhamdulillah moom ñu naan sigil isaa filiine yéen naan sigil isaa filiine kon xabroom ba doy na